Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans Soir d'info ñu ànd rek ci kanam nu ñu koy defee waxtaanee ay ponk yoo xamante ne nii ba tey rek soriwul dara li nga xamante ne mooy les faits saillants de l'actualité am na solo ñu ñëwaat ci ngir fexe ba tey rek bokk ak plateau bi ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ca la ñuy waxtaanee ñu teew fii ñu gën ko mën a yaatal di ci profito nag di ziar ñëpp di rafetlu encore une fois tànn bi ngeen tànn télévision Futurs Médias pour ñu mën a waxtu bii rek ñu bokkandoo ko partager ko ensemble mën a am nag jàngat boo xamante ne nii dinañ ko si jëlee ñun ñëpp moo tax nag du ñàkk tey si kanam tuuti dina fi teew Pape Djibril Fall ñu ànd ci plateau bi ci li nga xamante ne tànn nañ ko pour waxtaane ko benn bi bokk na ci accident yi ñi nemmeeku ci kaw tali bi lu tax nag ñu jël ponk boobu indi ko tey ci penc bi bokk na ci communiqué bi nga xamante ne nii fës na gannaaw conseil des ministres ba mu amee président Macky Sall nag daal ci yëkkati ay kaddu rek wax ne force de défense et de sécurité am nañ ci wàll bu am solo te war nañu fexe gën a yokk li nga xamante ni moo di contrôle systématique bi waaye fexe gën a teewit ci tali yi ngir fexe tamit nit yi gën a mën a wàññi yenn yi nga xamante ni ñu ngi koy doxalee bu ñu gisulee koo xamante ne dana saytu anam yi nga xamante ne noonu la ñuy dawee ci kaw tali leneen dina ñëwaat it muy wàllu xibaar ci kanam lay doon ak rédaction bi moo xam ci wolof ak ci français leneen it lu ci bokkaat mu di suñu ñaareelu invité ci 20h bi bu ci jógee ba noppi mu di ministre conseiller Seydou Guèye nga xamante ne nag moom la ñu dénk wàllu communication ci présidence de la République bu ko defee rek loolu daal lañ leen tànnal tey indi leen ko fii nii ci soir d'info may dalal nag commandant bi nga xamante ne moo jiite li nga xamante ne mooy division communication bu gendarmerie nationale muy chef d'escadron Ababacar Faye teew fii nii ci plateau bi ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne rek junj naa ko sànq bi ñuy door commandant maa ngi lay dalal jàmm ci plateau bi. maa ngi lay fay soxna Ndeye Arame. kontaan bu baax ci ngeen teew fii ñu gis président Macky Sall na mu ko waxee sànq ci li nga xamante ne moo di communiqué bi ñuy lire gannaaw la ñu tënk ca conseil des ministres ne force de défense et de sécurité war nañu fexe gën a yokk contrôle bi ci tali bi waaye it yokk présence dissuasive ndax loolu day wane ni la ngeen teg jamono ji ci kaw tali bi doyul ba tax mu soññaat leen pour ngeen yokk ko. jërëjëf Ndeye Arame donc président de la République dafa wax def li ñuy wax ci français réitérer ay instructions yoo xam ne li tax mu gën ko bamtuwaat mooy dañoo génn ci 2 semaines yoo xam ne daanaka sooy xool accident yi dañoo gën a bëri bilan yi doy waar am ñu bëri ñu ci ñàkk seen bakkan ñooñu ñeneen ñàkk ci seen am ci ay gaañu yu garaaw boole si ay oto yu bëri aussi yàqu ci population sénégalaise yëpp choqué wu. donc gendarmerie nationale ci situation boobu day jël en compte rek li nga xam ne mooy instruction chef de l'État mais nekkul ne mesures yi ñu jëloon bu ñu doon jël boobu ba léegi dafa des par contre dañ koy jël en compte gën a yokk suñu taxawaay gën a yokk suñu matériel gën a yokk aussi li ñuy wax suñu mode d'action pour que insécurité routière boobu wàññeeku bu baax a baax. insécurité routière boobu noonu ngay wax lu ci ëpp lu ñu nemmeeku ci accident yi jot a am ci biir dëkk bi la te tali yooyu noonu mun nañu wax ne ci surveillance su gendarmerie nationale la nekk teg ay poste te teewul loolu ba tey ñuy gis ci tali bi di am accident lan lañ ko mën a expliquer. li ñu ko mën a expliquer mooy na ñëpp xam ne gendarmerie nationale état-major la yor état-major du haut commandement de la gendarmerie nationale di doo xam ne day analyser ay phénomènes de délinquance di analyser ay phénomènes de criminalité insécurité routière nekk une délinquance particulière parce que kenn du jël sa oto xëy di ñaan yàlla di am accident. donc day dal nit ñi nekk di nekk loo xam ne c'est involontaire. alors suñu première analyse nga xam ne yàgg nañ koy analyser accident de la circulation mooy le rapport entre sénégalais citoyen sénégalais ak oto ak le rapport entre citoyen sénégalais ak tali bi. le rapport entre citoyen sénégalais ak infrastructure maanaam yoon yi loolu yëpp suñ ko analyser dañuy gis ne lu ci gën a bëri rôle de l'État bokk na si ci ay yokk ay infrastructure li nga xam ne moom du mës a doy ci benn dëkk force de défense et de sécurité gendarmerie bi nga xam ne moom laa fi nekkal tey aussi am na taxawaay bu ñu war a am boo xam ne dañ ko war di gën di ñoŋal mais lenn fës na si li ci fës mooy comportement nit ki nga xam ne moo yor li ñuy dawal muy oto muy vélo muy charrette ak comportement nit ki nga xam ne day jéggi tali bi
ak comportement ki nga xam ne ak mentalité ki nga xam ne day dugg ci oto boo xam ne da ciy bëgg dugg di fay pour ñu koy transporter loolu yëpp lu ñu mais comportement boobu noonu dafa am solo ci nga wax ko ndax ñu bëri ci acteurs yi yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi wax nañu ni loolu tamit ñu ngi koy décrier mais dafa am sénégalais boo xamante ne moom balaa moo jëfee yoon faaw mu am koo xam ne moo yor cravache bi topp si ginnaaw te yenn saa yi luy waral loolu mooy ne tant que gisuñu leen ci tali bi duñu doxalee loolu nga xamante ne ni moom la ñu santaane foofu tamit naka ngeen war a mën a def ba nit kooku noonu même bu leen gisulee mu mën a doxee li nga xam ne moom lañ ko sant. loolu rôle de prévention la nga xam ne moom mooy sensibilisation wan nit ñi li nga xam ne mooy danger wu oto parce que li ma doon wax sànq rek insécurité routière dafa toll foo xam ne nii ni ñu ko analyser dëgg-dëgg dañoo nekkul ne dañoo yegg si ci fu suñu doole yem wala jaaxle wala jommi non c'est-à-dire il y a une approche sociologique boo xam ne il faut ñu def ko. Oui. Parce que sénégalais day utiliser oto mais xamul oto la preuve. ñu bëri su accident amee da ngay gis ni dañuy tiit dañuy jaaxle parfois sax chauffeur dina def accident ba pare nga ñëw di wax ak moom pour laaj ko lu xew du xam sax lan moo xew tout simplement parce que inconscience da see am faux da see am ñàkk mesurer les risques da see am muy soit au niveau de la formation c'est-à-dire ba ñu leen di jox permis mu nekk soit au niveau de la sensibilisation soit aussi mu nekk au niveau de la répression d'ailleurs ci dernier volet boobu moom laay fàttali ne État mu ngi ciy enclenché actuellement benn processus pour xoolaat code de la route li nga xam ne mooy amende forfaitaire yi ñu yokk ko li nga xam ne mooy amende peine yi ñu yokk ko mais aussi volet sensibilisation nga xam ne du ñu waxati ay semaine de la prévention routière mais peut-être campagne boo xam ne mooy gën a yaatu ci prévention routière mais li ci gën a am solo daal mooy rapport ak oto bi nga xam ne moom lañ yor que mu nekk ne c'est véhicule particulier wala mu nekk véhicule de transport en commun. ci rapport boobu noonu yooyu dinañ ci ñëw mais ci yéen ci seen wàll li nga xamante ni mooy ba tey contrôle bi te ma ci dellusiwaat am na foo xamante ne bu leen nit ki gisul du ko def est-ce que contrôle boobu noonu tamit ci partie bi nga xam ni yéen a ngi koy yore mu ngay am nu mu waree ndax nag yenn saa yi ñu gis ñoo xamante ne sénégalais lambda bi rek bu rombee ci tali bi lu muy seen mooy oto bii di dem kat xanaa rombul policier wala rombul gendarmerie foofu encore une fois suñu xel day dellusiwaat si yéen dañu naan ñooñu nan la ñuy def ba génn filtre boobu nga xamante ne yéen a ngi ko teg te ñoom ñu war cee mën a bañ a jàll. li gendarmerie di def ci tali yi mooy présence effective nga xam ne dañuy xool zone yi nga xam ne dafa bëri dafay faral dem accident wala yi nga xam ne population yi dañu fay génn di daje oto yi. ak zone yi nga xam ne accès de moom mooy daanaka nekk def jonction entre zone police ak zone gendarmerie parce que ñun daanaka ci àll bi lañ nekk police ñoo nekk ci biir dëkk yu mag yi. donc li ñu ciy def mooy indi ay jumtukaay yu bees yi mooy alcotest yi nga xam ne mooy tax ñi nga xam ne dañuy dawal oto te ànduñu ak seen sago ak yenn saa yi sax analyse de comportement rek mën na tax nga xam ndax kii. am na lu ndax ànd na ak sagom wala àndul ak sagom yooyu yëpp ñu ngi ciy former suñu personnel yi pour ñu gën cee am ay matuwaay aussi ñu ngi yokk présence sur le terrain nga xam ne moom mooy tax fu ñu doon defee ñaar wala ñetti gendarme léegi ñu ngi fay def juróom su fekkoon ne ñii dañ doon def 2 heures de temps wàcc ñu gën leen am ñu leen di relever nga xam ne présence bi dina gën a bëri ci yoon yi leneen li nga xam ne aussi moom moo ñu ngi ciy taxaw mooy autoroute à péage yi nga xam ne vitesse yi dañ ko limité à 110 ak sinomètre rek yooyu mais nit ñi dañuy seetlu ne dañuy daw ba 160 et ci vitesse boobu mënoo mën a dawal ba mën a maîtriser oto bi mooy waral ngay gis ñuy def ay tonneaux ñii di perte de contrôle du véhicule voilà indi ay loraange. Pape Djibril. Aram merci beaucoup jërëjëf commandant ci leeral yi man li may laaj rek mooy pàcc bi gën a njëkk bu fekkee ne ci wàllu accident yi la mooy d'abord yéen bu ngeen defee taxaw seetlu ci seen biir seen niveau de responsabilité fan la toll lan mooy seen niveau de responsabilité ci li nga xamante ni am na ba tax président de la république daal di leen di soññ ñaax leen ne leen ngeen ñëwaat ci liggéey bi bu fekkee ne sax mosu leen ko quitter niveau de responsabilité bi lan la. beneen bi mooy dañu fi gisoon benn rapport boo xamante ni OFNAC daf ko génne woon pointé du doigt la gendarmerie ci wàllu corruption ak yooyu te pàcc bi njëkk ci wàllu oto yi saytu leen autorité la ak contrôle ci wàllu administration ngeen nekk au cœur de ce système là ndax ci wàllu woowu aussi da nga guerre bi ak yooyu dafa tax ngeen di bàyyi lu ngeen warul bàyyi ba jéey yi di am. alors niveau de responsabilité à notre niveau elle est entière
du moins il est entier maanaam dafa mat sëkk ndax ñun gendarmerie suñ la nee lii yooyu yaa ko war a def mooy sa liggéey lépp loo xam ne dasee am ay gàkk-gàkk wala mu siy ñuul da lay naqari donc gendarmerie unité gendarmerie yi nga xam ne dañuy génn chaque jour personnel bi di génn chaque jour muy taw muy naaj mu guddi muy bëccëg yëpp ñu nekk ci tali bi di liggéey di constater à chaque fois ay accident gendarme fu muy constater accident rek xolam du neex à plus forte raison ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci hiérarchie bi niveau de responsabilité bi dañ koy assumer maintenant que le président de la république di bamtu ay instructions comme ni ma ko waxoon sànq nekkul ne li ñu doon def dafa des mais dafa xam ne rek en tant que chef de la sécurité nationale war na mën a joxewaat ay instructions pour que ku doon def benn nga def tamit waroo leen interpeller waat nga def seen ñaar bopp ngeen xool rétroviseur bi xam ni kat président bu demee bay waxaat am na foo xamante ni xëy na faay am na fa faay boobu gisuma ko li ma gis mooy ay kii rek ay décisions yuy wàcc de chef à subordonné président de la république su waxee chef gendarmerie ministre des forces armées day jël ko en son compte joxe ay instructions au commandement de la gendarmerie woo état-major am ñu analyser jël en compte instructions yi wàccee ko jusqu'au plus bas échelon nga xam ne moom mooy au niveau des brigades et des escadrons de circulation ak brigades routières yi loolu c'est à ce niveau. Maintenant ma dellu si waat ci sa question par sa interpellation par rapport ak guerre bi dama bëgg a rappeler rek guerre corruption ñaari mbir la maanaam ñaari nit la ñoo ko seex ki nga xam ne mooy bëgg a joxe dara pour ñu bañ ko daan wala pour ñu bañ ko sonal wala ñu bañ ko contrôler ak ki nga xam ne mooy nangu di ko jël parce que moom agent état moo ko fi tegloo pour muy liggéey ci fànn boobu donc su corruption amee rek ça veut dire que ñaar ñooñu am na lu ñu seex maintenant ñun suñu côté nga xam ne mooy gendarmerie ci formation bi la ñuy tàmbalee di former suñuy élément pour que corruption boobu ñu bañ cee dugg maintenant aussi dañ leen di jox ay cadre d'action maanaam gendarme bu taxaw ci tali bi gaare sa auto gendarmerie di def sa contrôle nga jël permis nit wala jël ay papier benn dawalkat da nga war a am sax comportement booy war a am par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi ak ñi nga xam ne sax ñoo nekk ci biir oto bi bi kooku di dawal maanaam waroo ñëw di laqatu ci sa biir oto wala toog xaar ko ci benn ruq wala toog sa biir oto mu fekk la fa loo koy wax da nga ko koy wax ci tali bi soo koy sensibiliser nga sensibiliser ko tali bi da ngay fexe sax ba ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi lay dégg ñu mën a déggaale li ngay joxe comme ay instructions donc côté boobu amul problème mais damay rappeler aussi benn affaire gendarmerie nationale chaque année day réprimer di sanctionner di radier ñoo xam ne dañ leen jàpp ci ay guerre donc à ce niveau là amul benn problème. léegi beneen laaj bi mooy tey obligation de résultat obligation de moyen ndax tey gendarmerie nationale aussi amul problème mu effectif wala te ndax bala nga ne naam nekk fa ndax kii dem ci tali bi aussi xel mi dal na xel mi nekk na fi bu njëkk bi mooy ndax problème mu effectif am na su fekkee ne dafa am nan ngeen di def pour résorber gap boobu beneen bi mooy est-ce que tey jii le traitement bi ngeen war a def aussi ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy agent yi tey est-ce que traitement boobu am na ba nga xamante ni dinañ am dalu xel ak dalu xol ba mën a assumer responsabilité boobu nga xamante ni dénk nañ leen ko. par rapport ak pàcc bi nga xam ci sa laaj bi nga xam ne da ngay waxu effectif bi. effectif bi du mës a doy parce que quand même ci état boo xam ne day def. calcul di xool koom-koom bi nga xam ne moom la yor fu mu koy dugal nii la koy xaajee et cetera entre sécurité santé ak yeneen domaines yi nga xam ne moom la askan bi aajoo. par rapport ak effort yi nga xam ne ñu ngi koy def ci recrutement. depuis presque 6 ans ñu ngi recruter ay élèves gendarmes à hauteur de plus de 1000 élèves gendarmes 2 ans yi passé xaw ma 3 ans yi passé ñu ngi jël ba 1500 donc ça veut dire que état mu ngi def ay efforts pour di recruter ay sous-officiers yu doy mais aussi di recruter ay officiers yu doy. brigades yi aussi nga xam ne ak escadron de routières yi ñu ngi escadron routier yi ñu ngi fexe ba di yokk seen personnel brigade bu doon nekk 7 nga dem nekk ay 20 wala 25. créé nañ fi li nga xam ne moo nekkoon peloton de circulation léegi ñu def ko escadron de circulation. créé aussi benn unité bu bees bi ñuy tuddee escadron d'autoroute. loolu yëpp pour conformer li nga xam ne mooy problématique d'insécurité routière ak offre de sécurité bi nga xam ne moom la gendarmerie. mais ba tey effectif bi doy na. effectif bi
mënuma wax ne doy na mais en tout cas ñu ngi ciy def ay jéego yu mag pour que ratio gendarme population ak gendarme territoire nekk un ratio kii dem ci tali bi ndax toppatoo ngeen ko bu baax ba bu demee kenn du ko mën a ger waaye bu demee xelam ak xolam yépp dina fa nekk ba mu mën a def liggéeyam ndax il se porte bien ndax ñoo ngi koy prise en charge bi am na solo. Pape Djibril institution bu toll ni gendarmerie nationale dafa am lu koy xaar état da ko jox contrat opérationnel population bi di am fu ñu koy xaar moom ci boppam mu am ay arguments yu mu war a défendre am ay valeurs yoo xam ne ñoom la war a maintenir pour que confiance bi nga xam ne population moom la ñuy am ci moom bañ a wàcc. donc suñuy former suñuy gendarme suñu officier comme suñuy sous-officier dañ leen di jox ay valeurs mais aussi jox leen ay savoir-faire pour que ñu xam seen liggéey lan moo leen siy xaar maintenant nag au-delà de tout ça daanaka sax mun naa wax ne dañ leen di yar mais au-delà de tout ça ñu tegal leen nag li nga xam ne mooy suñu règlement de discipline générale. ndax poste bi am na solo laaj bi loolu la woon ndax poste bi am na solo ndax vous vous portez bien laaj bi loolu la ah. laaj bi loolu la day daw question mais laaj bi loolu la. kon gendarmes ils sont bien payés ils sont peinards côté boobu. ils se portent bien. bi ngay wax loolu xalaatu moon ne sax affaire xaalis. mais justement loolu nag mooy problème bi affaire xaalis ngay wax mais comme je dis. état mu ngi def ay efforts quand même. mën nañu wax ne daanaka loolu ce n'est pas un secret de polichinelle maanaam amul lu ñu ciy nëbb. depuis 2012 ak léegi. ay efforts yu bëri état mu ngi koy def pour mettre en tout cas dans de bonnes conditions les forces de défense et de sécurité pour sur le plan seen liggéeyukaay mais aussi seen condition humaine en tant que père de famille en tant que soutien de famille et cetera. si wàllu jumtukaay yi la ñuy ñëw parce que sànq wax nga fi cinémomètre wax nga fi alcotest ak radar yeeg ainsi de suite ci alcotest bi lay ñëw est-ce que instant bi disponible na wala commencé ngeen ko test. disponible unité boo dem muy brigade. muy escadron circulation. commencé nañ ko utiliser ak cinémomètre yi moom yàgg nañ ko utiliser xëy na yeneen équipement yu bees yi nga xam ne ministère des transports moo ñu ko jox yàggul ay équipement de dernière génération yooyu la ñuy utiliser léegi. mais ñu si bëri dañuy yaakaar ne si autoroute bi rek la yem parce que foofu noonu la ñuy gis ne peut-être boo ñëwee si poste péage bi di nga rendre compte ne am na agent bu taxaw di xool cinémomètre bi contrôler la vitesse et tout mais est-ce que à l'intérieur du pays sur tout le territoire am ngeen fépp dispositif boobu. yàgg nañ ko fi utiliser man personnellement en 2012 si RN1 bi ñu ngi ko doon utiliser sur l'axe Mbour Dakar donc yàgg na fi am c'est-à-dire ay équipements yu bees la rek yoo xam ne ñooy gën a moderne mais yàgg na fi am. alors beneen registre suñu waxee contrôle bi ci kaw tali bi wax tamit liggéey bi ngeen def am na solo it ñu wax ci ñi nga xamante ne ñu ngi yor tey ay papier di daw ci tali bi te ñu ci bëri amuñu këyit. am na fii nag ñu ma xam ñu bëri xam naa booy dem dama lay joxoñ baaraam rek nga xam ni ñii ni bokk nañ ci ñi amul visite technique naam bu dee du gendarmerie mooy toppatoo ci biir ci kër gi am na waaw bu fekkee dag cee bokk rek noppi balaa muy sori alors am na ñoo xamante ni dañuy dem service ñun war a lijjanti papier bi gis nañu ñi nga xamante ne yenn saa yi ni ñuy négocier ba génn ci lan moo tax tey gendarmerie jëlul taxawaayam daal di ne naa sumb enquête pour gëstu loolu noonu bu fekkee ne ba tey ci ay fee ngeen di basé wu te xëy na mën nga ne c'est la rumeur mooy wax loolu mais lan moo leen tere yéen ngeen jël seen matuwaay jël initiative bu sumb enquête pour fexe xool ndax loolu am na wala déet ndax du yombal liggéey bi. dina yombal suñu liggéey waaye da ngay xam ne insécurité routière moom suñ koy wax accident yi particulièrement responsabilité yu bëri la. am démembrement état yu bëri ñoo ci bokk syndicat yi bokk si individuellement képp ki nga xam ne da nga bëgg a utiliser sa oto yow sa bopp sax yow yaa war a am Pastef ak bëgg sa bopp boo xam ne yow da ngay jël sa oto def ko ci condition yi nga xam ne maa ngi ñëw ci yow c'est-à-dire képp kuy jël sa oto di ko teg ci circulation yooyu yow sa bopp yaa war a am conscience bi nga xam ne mooy tax nga ne man de balaa may dawal oto bi ma am permis bu jaar si yoon am carte grise bu jaar ci yoon fay sama assurance et cetera parce que da ngay réfléchir en cas d'accident nga xam ne kenn ñaanu ko te mën na dal ku nekk boobu benn la. maintenant par rapport ak rumeur yi nga xam ne moom la ñuy wax ci ay faux ak ay usage de faux ci papier yi moo tax léegi ñu bëgg a numériser état di enclencher benn processus pour numériser documents de transport yëpp nga xam ne day gën a wàññi faux yi mais aussi. gendarmerie nationale mu ngi fi di recevoir ay plaintes ku am benn plainte boo xam ne mën nga ko déposer mu plainte yooyu noonu yan nga jot ngeen ci jot ndax traité ngeen ko parce que tamit def noonu ay plainte rek tegle non récemment war na def peut-être ay ñaari at wala ñetti at defoon nañ police je pense ñoom ñoo ko fi defoon benn enquête
sur ay délivrance de faux permis yooyu mais duñ dem rek gendarmerie ñëw noonu dugg biir direction des transports wala direction des mines ne dañuy xool ndax ñoom amul lu ñuy def nii wala ne le mais bu par fekkee contre si ñu amee nag ay éléments probants yi nga xam ne mun nañ ci enquête ñu ngi ciy enquête. mais commandant bu fekkee ne ñoom tey xëy na ñàkk a def seen liggéey bi ci direction yooyu moom moo sabab tey ñu pointé leen du doigt ba tax président de la république di leen interpeller yéen tamit ndax tey amul kuréel goo xamante ni di ngeen fa toog ngeen waxante les yeux dans les yeux daal di wax ñi nga xamante ni problème yi foofu la ndax gis nga problème bi fi amoon par rapport ak Louga kooku nga xamante ni jàppoon nañ ko ba def ko mandat de dépôt waaye ginnaaw bi yaakaar naa mercredi ba ca topp sax ci lañ ko defal promotion je pense que aussi yooyu c'est des anomalies yoo xamante ni aboutissement d'un processus yéen da ngeen ni assumer conséquence boo xamante ni wóor na leen ne au début nekku leen fa woon mooy ci délivrance su papier yooyu nga xamante ni posé na problème mooy yeneen incongruité yooyu nga xam ne dina am yéen est-ce que am na benn liggéey boo xam benn cadre boo xam di ngeen ci retrouver wu tous les acteurs qui sont directement impliqués pour ngeen waxtaanee le problème en tant que tel. damay rappeler rek responsabilité c'est des responsabilités partagées ku nekk am nga loo xam ne moom nga war a def te da nga ko war a doxal ci yoon. gendarmerie nag dafa am habilitation bi nga xam ne moom li ñuy wax compétence missionnelle boo xam ne mooy tax mën na saytu képp koo xam ne da nga jàddi yoon moo tax muy am nga may poser question bi nga may poser j'imagine. mais ki nga xam ne mooy liggéey direction des transports moom moo war a def liggéeyam keneen ki nga xam ne moom day def ci nekk ci beneen fànn def liggéeyam et cetera et cetera maintenant du tee gendarmerie di assumer responsabilité am maanaam prévention bi. ak répression bi aussi di veiller à ce que lépp jaar yoon mais mënuñ dugg incrusté wu ci li nga xam ne suñ leen mettre au box des accusés mais situer leen les responsabilités ngeen wax ne ñun lii moo ci suñ responsabilité mais balaa ñuy agir ñun ñii ñoo war a def seen liggéey ñii ñoo deful seen liggéey de gars yi dañ leen yàpp parce que ay homme de tenue ngeen ak devoir de réserve bi moo tax dañuy jël lépp dóor ko ci seen kaw du ngeen mën a réagir mais su ngeen def langue de bois du sotti sécurité routière du lu ñuy gérer ci cadre boobu ku nekk di accuser sa morom di tam sa morom. mais est-ce qu'il y a un cadre est-ce que am ngeen cadre. je reviens ci loolu laa jëm cadre yooyu bëri nañ li njëkk mooy au niveau départemental am na ay cadres même au niveau arrondissement am na ay cadres yoo xam ne force de sécurité et de défense yi nga xam ne ñoo nekk ci arrondissement ñooy daje wala département bi wala région bi et cetera et cetera am na ay cadres yu bëri ministère des transports aussi ñun am nañ fa pàcc donc cadres yi pour réfléchir pour que harmoniser les actions et tout ça loolu moo tax d'ailleurs ñu bokk ci commission bi nga xam ne moom mooy réfléchir ci réforme code de la route bi donc ñu ngi waxtaan récemment rek waa région de Dakar daje nañ aussi muy police gendarmerie waa ministère des transports et cetera ñëpp daje nañ pour waxtaan ci insécurité routière donc cadre yi ñàkkul. ñu ngi ciy waxtaan mën nga leen la est-ce que am nañ jumtukaay ba li xewoon Koupentoum est-ce que am ngeen jumtukaay tey ba li pour dalal xelu askan wi ba li xewoon Koupentoum ki nga xamante ni moom moo war a aar askan bi moom ñu mën a egg ci moom ba boom ko est-ce que tey jii yéen am ngeen lu ngeen di dalal xel askan bi benn message boo xamante ni dina dalal seen xel ne leen samba boy yi bu ñu accès dootuñu mën a egg ci yow parce que bu ñu boomee ki war a yor seen kaaraange ñoom tawarkal la. dafa nekk maa ngi profité di feddaliwaat sa njaal famille major Tamsir Sané gis naa ne yaa ngi may dugal ci beneen domaine bu bokkul ak insécurité routière bi nga xam ne moo tax nga invité ma mais mën nañ ci wax ba léegi c'est-à-dire loolu day nekk li nga xam ne rek mooy ay faits exceptionnels yi nga xam ne day marqué institution bu mel ni gendarmerie criminalité la mais li ci am solo mooy su amee ñu jël action yi nga xam ne ak matuwaay yi nga xam ne day tax ñu régler ko aussi jël matuwaay yi nga xam ne day tax ëllëg ci biir loolu du mën a am mais matériel et équipement mën naa la assurer ne état du Sénégal gendarmerie nationale mu ngi ciy def kéemtalaay kàttanam pour jënd yi ci gën a xariñ ba pare jox ko personnel bi jàngal leen aussi ni ñu koy utiliser te surtout ñuy xalaat seen sécurité d'abord avant de ñuy mën a assurer sécurité ñi nga xam ne mooy population ak institution yi nga xam ne moom la ñuy défendre. kon duñu aborder commandant tey ba nga yegg si sànq yaa ngi naan ñu am na loo xamante ni yéen a ngi koy doxalee ci ni nga xamante ne moom mooy kaaraange gi ci kaw tali bi gannaaw li président wax na dafa am lu bees lu ngeen di teg wala li fi nekk ngeen di gën a dëgëral. li fi nekk moom la ñuy gën a dëgëral yokk ñi nga xam ne ñooy nekk ci tali bi jox leen li nga xam ne mooy gën ci analyse bi maanaam suñu leen ne par exemple
dañoo seetlu ne temps yi ñiy def accident ñu ci bëri du ñuy takk seen ceinture wala seen frein yi baaxuñ wala seen feu yi du ñu dox ñu gën a accès contrôle bi ci côté boobu. par exemple am na ci seen oto yéen tamit dinañ contrôle bi nañ ko saytu bu baax foofu yi. suñuy oto ñun. waaw suñu oto moom soo seetloo moom oto gendarmerie yi muy oto police muy oto armée oto yi ñuy toppatoo bu baax la parce que dafa am ay conditions de sécurité yoo xam ne. soo ko dajaloo ci oto gendarmerie par exemple doo génn. chef oto bi day am chef de bord am chauffeur échelon d'entretien yëpp ku nekk di def sa liggéey. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup commandant Ababacar Faye jiite division communication bu gendarmerie nationale ñu dem seetaan bi.